rek sëñ bi suñu taxawaay suñu pour mën a def liggéey bi ni ngeen ko bëggee te li si am maanaam mooy loolu li ngeen xaar si état bi ñu def ko am nañu yaakaar ne at yëpp ñu ko doon def ngeen ñu si remercier am nañu yaakaar ne ren dinañ defaat lañ doon defoon a def lu ko ëpp moo xam ne ngeen ñu daan félicité tamit dañu remercier ngeen mën ko defee noonu di leen sa gërëm yéen tamit si wàllaay seen taxawaay muy yow di seen wax fuus di xale yi si jàpp yëpp yomal gi si jàpp yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu leen di gërëm bu baax parce que gis nañ seen taxawaay xëy na lu bëri luñ si liggéey su amuloon collaboration bu baax duñ si am succès bi ñu si liggéey vraiment gis nañ ne collaboration macha allah mën na sëkk kon ñu ngi lay sant bu baax waaw di la jox kàddu gi rek pour am loo ko ubbee suñu paree yi xam ne mooy exposé besoin yi pour mu exposé suñu paree tamit chef de service bu nekk di nga répondre par rapport ak besoin yi xam ne moom lañ exposé. ñu ngi nuyu mboolem ñi fi nekk ñëpp di la ci jiital gouverneur ak préfet ak sous-préfet ak mboolem chef de service yoo xam ne teew si nañ di nuyu itam maire Touba di si Abdou Lahad Ka ak mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi fi nekk kaddu yi du gudd ndax waxoon naa ko daaw wax ko daaw jéeg lii du suñu jotaay bu njëkk te ci dëgg-dëgg at mu nekk li nga xam ne moom la ñu séntu ci yéen ñu ngi koy gis kon li ñuy def rek moo di sant ci li nga xamante ne weesu na di feddali sunu yaakaar ci li nga xamante ni moom lañ jëm ak di rafet njortu ci ne buñ ca àggee sunu borom mën nañoo kattanal ba lépp demee ni nga xamante ni noonu lañ ko bëgg kon loolu rek mooy kàddu njëkk incha allah bu ñu bëgg jàpp jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala ñu ngi jënd ci seede yi nga xamante ni ñu ko doon def ci daal màggal bi ñu ngi guddi goo xam ne dafay guddi bu rëy guddi goo xam ne soxna àdduna moo li nga xamante ne nii moom gën a mën a am rek moom ay gàtt yóbbu ko fan ba mboolem diine ci Sénégal maasaloo àndandoo di ñëw Touba daa ko fekk di ko def ak moom bi mu fi jógee itam nga xam ne ñoo di njabootam te Cheikh Mouhamadou Mahfouz nekk ci ak Soxna Bali ñuy wéyal liggéey boobee ba léegi ñu yóbbu ko foo xamante ne bii kawe na njort loolu itam nag ñu ànd ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gi kenn ku nekk jàppe ko sa bis ndax la nga xam ne moom nga seqoon ak soxna si ak cër ba nga xam ne moom la ci soxna si joxoon kon guddi googu moom la ñuy waajal muy dëppoo ak le 15 juin 2017 war a nekk bëccëgub ñaar fukki fan ci koor gi nekk guddi ñaar fukki fan ak benn ñu di ko defee ca Touba bi ñu génnee ci CRD bi nit bi sunu xel dal na ci engagement yi nga xam ne moom la ñu fi jël muy mboolem chef de service yi ak li nga xamante ne bii moo di mairie bi kenn ku nekk tënk na li nga xamante ne bii mooy yitt yi nga xam ne moo bawoo ci njaboot gi te rafet nañ jot ci ne comme nañu ko daan defee incha allahu buñ ci àggee ci kàttan sunu borom kenn ku nekk li nga xamante ne bii moom nga ci diggee donc matale kon gouverneur ñu ngi lay sant di sant mbooleem ñu ngi lay jàppale di sant mairie Touba moom itam ci taxawaayam bu rafet ngir yóbbante ak cant ci sa ay kilifa muy président de la république ak ñi nga xam ne ñoo ko jàppale di fàttaliwaat rek sunu yaakaar ak sunu rafet njort ci li nga xamante ne bii mooy li nga xamante ne bii. di ko ziar di ko sargal di ko ndokkeel encore di ko wax rek mu jottali suñu nuyoo suñu Mamadou Mahfouz ak Soxna Bali ñu jottali suñu nuyoo sëñ Sidi Mokhtar Mbacké xalifa général des Mourides ak waa kër sëñ Touba yëpp taaliba sëñ Touba yëpp di amaat mbégte rek di ànd ak yéen si jotaay bi mu doon CRD boo xam ne dañ ko def pour màggalu Laylatul Qadr
nànk màggalu Soxna May di wax ne dégg nañ comité d'organisation bi dégg nañ seeni expression besoin ni ñu ko daan defee rek at yëpp te suñuy kilifa sant ko ma fàttali ne rek ci conseil des ministres la ko président waxee ne nañuy jàppale kilifa diine yi ànd ak ñoom ci seeni événement donc bu ko joxee conseil des ministres muy directive pour ministres yi xamal également directive la instruction la pour ñi xam ne ñoo nekk ci suuf di war a exécuter li xam ne moom lañu ministres yi recevoir comme directive kon nag dinañ ci taxaw ngir vraiment suñu kilifa ni ñu ko demandé dinañ ci taxaw ngir relation yi am personnellement ak yéen mais dinañ ci taxaw surtout parce que ku si nekk yaa ngi ci xalaat tiyaaba boo ci mën a am payoor Sëñ Touba mais boo liggéeyee yaa ngi liggéey ci Sëñ Touba di nga ci am payoor boo xam ne dina weesu sa jot donc je crois que li ñu fiy des ci événement yëpp noonu la ci nit ñi di engagé wu pour taxaw satisfaire seen i kilifa satisfaire ñi xam ne ñoom lañ nekk di liggéey ak ñoom te léeg-léeg coloré boole leen mais également am ci tiyaaba boo xam ne bu ëllëgee di nga ci am payoor boo xam ne ngay gëneel lay doon pour yow ak sa famille. kon nag tey dellu si nañ jàll nañ point par point depuis wàllu sécurité bi dégg nañ si li ngeen si soxla si wàllu gendarmerie si wàllu police si wàllu sapeur pompier également muy nit ñi xam ne ñoo war a ñëw ànd ak yéen si liggéey bi mais li ngeen si soxla si wàllu matériel tamit comme ay barrières ak yu mel noonu tamit dégg nañ ko bërëb yi xam ne fa la ñuy liggéey dafay liggéey bi tamit jàpp nañ leen HLM Daaru Marnaan Daaru Minam li wër mosquée bi mbaaru Sëñ Fàllu kër Soxna Baali yooyu yëpp jàpp nañ ko c'est bërëb loo xam ne dañ fa liggéey li ñuy yokk tamit si HLM muy loo xam ne dafa yokk tamit si kër gi ñu mën a waa wax tamit ne yokk si liggéey bi tamit jàpp nañ ko bu baax et dinañ jël innovation boobu en compte dañ ko jël en compte xanaa léegi li ma leen si doon déglu li ma si dénk mooy que ni ma leen ko doon waxee sànq mooy si oto yi ñëw daal dimbali leen ñu si wàllu surcharge xam ngeen jéye yi am at yi yëpp fan yi yëpp d'ailleurs sax mën naa presque at mi yëpp tax na vraiment gouvernement bi jël ay mesures strictes si wàllu circulation routière et en particulier moom li ñu si wax mooy surcharge moom fu mu amee oto bi dañ koy teg de côté teg ko alamaan wàcc nit ñi delluwaat situation normale donc et loolu benn intervention en général du si marché jusqu'au plus haut niveau benn intervention du si marché gendarme bi ngaw bu ngi nekk si route bi bu ko chef am bi gën a élevé waxee tamit li strict instruction bi ñu ko jox au départ moom lay appliqué donc daal dimbali leen ñu si sinon li ngeen demandé si laissez-passer tamit moom lañ leen di jox incha allah. dégg nañ leen tam si wàllu santé hygiène ak assainissement waaw poste santé yi 5 dinañ leen defal incha allah juróom poste santé yi leen ko demandé li ngeen laaj si médicament tamit wax na ko sax incha allah dinañ am donc dotation en médicament si wàllu consultation yi ñu doon def consultation gratuite yi ñuy def également parce que dinañ ko def dinañ si ànd ak yéen 2 jours avant si biir consultation yi waaw dégg nañ tam li ngeen demandé si ambulance mu ñetti ambulance je pense que loolu tam dinañ ko mën a def diggante sapeur pompier ak waa santé li ñu war a mën a fournir la waaw toilette mobile ak camion de vidange yi yooyu tamit je pense que waa ONAS jox jël nañ engagement si répercuter d'abord demande bi à seen direction mais li ñu doon def daaw ñu defaat ko et peut-être même yokk par rapport ak besoins yi xam ne ñoo bees ren ni ngeen ko bëggee si wàllu désinfecté tamit dinañ ko def incha allah une semaine avant ni ngeen ko waxee désinfecté d'abord vider ensuite désinfecté parce que dañuy def ni ñuy defee programme bi ba xam ne suñuy paree vider benn kër waa service d'hygiène commencé désinfecté topp noonu waa ONAS ba keroog ñuy pare mais vraiment opération la yoo xam ne effectivement war nañ leen def au moins une semaine avant balaa taalibe yi commencé ñëw balaa également kër yi commencé fees ba xam ne dootoo mën a ko def si kaw nit ñi lu ñuy noté la et incha allah dañ jëm a def de telle sorte que agenda bi bu ñu ko permettre vraiment une semaine avant ñu def ko waaw li ngeen wax si wàllu setal tamit noté nañ dimanche 11 incha allah UCG dina leen accompagner ak coordination bi xam ne moo nekk Touba. si wàllu Sénélec jàpp nañ bu baax noté nañ bu baax mise hors délestage ak groupe électrogène xanaa li leen ko demandé rek def courrier bi xam ne moom mooy dem si direction générale Sénélec ak ministère énergie parce que loolu rapidement ngeen def ko pour ñu mën ko répercuter waaw une semaine avant effectivement je pense que mooy timing bi ñu naan jàpp waaw defaraat également éclairage public bi je pense que tamit loolu lu ñu war a def la waaw defaraat éclairage public yoon yi xam ne ñu ngi jëm HLM li wër jumaa ji en général loolu moom c'est bien éclairé mais surtout vraiment yoon ñu jëm HLM
yom jën ci yeneen kër yëpp vraiment ñu defaraat leen yooyu parce que loolu li ma ko doon waxee sànq def benn visite des lieux ànd ak mairie ak Sénélec comité d'organisation ak autorité administrative bi dañ def visite des lieux tam dina si baax pour xam vraiment les besoins yi mu xam ne mën nañu war a satisfaire li ngeen wax si wàllu branchement provisoire tamit loolu bon en général il s'agit de faire la demande su nga defee demande bi Fouta au niveau de Touba dina ko satisfaire déglu leen seeni soxla tamit si wàllu hydraulique yaakaar naa lu mën a nekk la 6 camions déjà 6 camions mi ngi Touba exactement d'ailleurs nooy nombre bi ñu am benn bâche je pense que également dinañ ko mën a satisfaire à partir du 13 juin je pense que également lu war a mën a nekk la wàllu eaux et forêts tamit autorisation bois de chauffe bi moom tamit ay demande la ñuy def adressé à Dakar def leen ko déposer à la base d'abord ñu remonté incha allah def suivi bi également pour ñu mën leen ko jox camion bi malheureusement ni ma ko doon waxee sànq Mbàkke amatul camion bu dee amoon camion moo leen daan mettre à votre disposition mais Mbàkke amatul camion mais def leen demande bi rek peut-être que direction eaux et forêts mën ñu appuyer si période bu màggal bi xanaa li si desoon mooy wàllu commerce ak waa élevage ak waa douane li ñu xaar si ñoom mooy am approvisionnement bu baax si marché bi li ñu soxla si ndawal ñu mun ko am muy bu ndawal bu sell li ñu soxla tamit si pomme de terre si soble ak leneen ñu mun ko am tamit mënu mën a nekk tamit si qualité lu sell xanaa ne lu ñu doon mën a nekk la parce que fi mu ne nii amul problème approvisionnement si marché bi élevage tamit dinañ mën a jox ay nit ñoo xam ne dinañ ànd ak yéen pour contrôler abattage waaw li xam ne nag dañ koy abattre pour kër loolu dinañ leen si accompagner li ñuy def nag léegi pour di ko jaay comme ni ñu ko defee léegi ñëpp dañuy dem abattoir yu bees waaw si wàllu facilité yi ñu leen war a defal tamit allègement yi tamit je pense que waa douane ñu ngi fi jël nañu engagement pour jàppale leen vraiment ñu def allègement yi xam ne moo la laaj pour que ñu mën a indi bëgg a indi marchandise ngir seen njëriñu bopp wala di ko joxe addiya mën ko indi ni ñu ko bëggee. dégg nañ seen wàll tamit si wax tamit si wàllu wifi ak LS ligne LS bi pour Sonatel incha allah dinañ ko répercuter waaw 10 jours avant effectivement dinañ ko répercuter wàllu tribune ñaari tribune ñu ngi fi déjà wàllu chaise dinañ ko répercuter également ak wàllu bâche donc yooyu DMTA ak ministère de l'intérieur incha allah dinañ ko toppatoo comme ni ngeen ko bëggee bâche yi 7 jours avant tamit dinañ ko répercuter également pour wax que autorités yi que soxla nañ ko au moins jeudi bi précédé jour màggal gi jàppee ne màggal gi jeudi 15 la à partir jeudi 8 environ au moins ngeen jot bâche yi pour mën a commencer defar ko waaw ñu jàpp ne tamit début nawet lay doon xëy na mën nañ am taw moom la ñuy ñaan d'ailleurs am ceebo boo xam ne dañ si mën a ji voilà mais su fekkee ne am na tamit foog ñu mën a def mën a donc sëkk foog ñu mën a préparer ay moto pompe pour pomper ndox mi je pense que loolu yëpp diggante mairie bi ak sa sapeur pompier nañ jël disposition yi nécessaire pour mën a sëkk su ko laajee wala pomper su ko laajee ñu dellu soit daal di leen wax ne daal jàpp rek ne ni su ku nekk taxaw ba ni mu demee woon daaw wala mu demee nu ko gën mu wax mu demee comme ni mu demee woon daaw mais nu ko gën parce que loolu mooy yokkute yokkute la ñuy viser yoon bi tamit loolu la xam donc dinañ def tout pour vraiment pour mën a am yokkute si wàllu woowu xanaa ñu jàpp rek datu kii bi réunion de sécurité réunion kii évaluation voilà. lundi 12 voilà waaw très bien jërëjëf donc waaw je à 3-4 jours avant. C'était comme ça mais merci beaucoup je remercie donc sëñ Abdou Bali wala Abdou Lahat Gaynde Fatma les deux donc également